الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ñu ibbi ñu bëgg a taxawal boog internat bi programme boobu ndax internat bi xale yi du alquran rek la ñuy jàng pour mokkal ko donte buñ ci yemoon baax na waaye dañ leen fay jàngal ñetti langue yu bokkut ak alquran ji ñuy mokkal muy français muy arabe muy anglais danañ bëgg nañ fa tamit benn salle bu mag boo xamante ni ay machine ñaw moo fay ne am ñoo xamante ni jamono ji ñu ngi ci daara ji te taxaw nañ saa yu loola pare ñoom dinañ ci jàpp fexe jàngal xale yi ñaw ba lépp lu internat bi soxla daara ji soxla ko ci wàllu ñaw waa daara jee koy ñawal seen bopp yooyu mu ngi ci biir programme internat bi jamono ji nag fii ñu nekk ni ñu leen ko waxee sànq yàlla dogal na ñi bëgg seen doom internet di xaar te mënagul ne ñu ngi toog fii suñu xëyee 8 heures jàng si fi la ñuy nekk ba gannaaw gee seen heure noppalu seen heure jàng lépp fi lañ koy féete su guddi jotee ñu dem tëddi seen kër suñu xëyee ñëwaat ci biir loolu tamit xale yi nga xamante ni ñoom la ñu yor te ñuy jàng ci daara ji li ci ëpp ñu ngi ci école français yi donte ñu ngi leen di tàggat ci wàllu wàcc alquran ñu ngi leen di tàggat ci mokkal alquran yàlla doof tamit mu ngi am ay jàppandi waaye su internat bi demee ba taxaw loolu dina gën a tax liggéey bi gën a mucc ayib kon bu ko defee mbokk yi mën nañu wax ni lii moo waraloon woote bi ñu fexe ba fu nit ne rek sunu kàddu mën a joti ci moom te mbokk yi ñu jàkkaar lool ñoom dinañ ci def seen liggéey alquran nag li ñuy daanalee mooy lépp loo xamante ni jug na jëm ci moom rek loola mooy gën lu dul moom bi yàlla jëflanteeg Jibril di ko jox alquran muy indi di jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam loola tax Jibril gën ci malaaka yi loolu moom ku jàng ku jàngul xam na ni Jibril mooy sangu malaaka yi waaye Jibril moomu jël alquran doon ko indi doon ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tudd Muhammad yonent yàlla Muhammad moomu alquran tax mu am jagle bu tax mu gën mboolem yonent yi ci biir loolu am guddi goo xamante ni ci la alquran wàcc guddi googu muy guddug laylatul qadri tax ci ngëneelu alquran guddi googu gën mboolem guddi yépp ba gënee leen lu ëpp junni weer yàlla dogal guddi googu nekk ci benn weer bu ñuy wax weeru koor weer woowu ngëneelam mu jëlee ko ci alquran ba tax mu gën mboolem weer yépp waaye ci biir loolu yàlla jël alquran jox ko xeetu yenent bi tax xeetu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gën mbooleem xeet yi waaye ci biir xeetu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi ni ñi gën mooy ñi jàng alquran ba pare di ko jàngale ñi jàng alquran ba pare di ko jàngale
kon nag ci biir loolu borom xam-xam yi ni jëf yi nit ki di jëf mu jëm ci alquran mooy ëpp doole ëpp ngëneel yeneen jëf yëpp kon nag ñu ngi woo ñëpp ñu àndandoo jëfal alquran te mooy internat bii ñu bëgg a tabax te di ko tabax Tawa Fall tuddee ko alxaaji Maxari Gueye ñu ngi ciy woo mboolem jullit ñëpp. bëggoon fexe ba bonne volonté yeeg mboolem fu jullit nekk rek daal di koy xam mën a jàpp ci liggéey bi internat boobu nag ñu ngi ko tuddi alxaaji Maxari Gueye incha allah rabi ñu ngi ko bëgg a tabax ci dëkk bu ñuy wax Tawa Fall fii ci Thiès bu ko defee rek ñu bëgg fa tabax ñaari internat boo xamante ni góor ñi la ak internat boo xamante ni jigéen ñi la waaye plus dafa am du ñu jàng alxuraan rek ndax dinañ fa jàng français ak anglais ak arabe su weesoo loolu tamit dinañ leen former ci wàllu tailleur xëy na bu dee wàllu métier yi foofu la ñu amagul xalaat ñàkku ni bu ñu demee ba ci kanam dina am yeneen yoo xamante ni dinañ ci mën a former xale yi tàggat leen ci ba gannaaw xam-xam bi ñuy génnewaale dinañ fa génnewaale loo xamante ni métier lay doon ba bu ñu amee tuuti fond mën a demal seen bopp moo xam xale bi dafa bëgg a jàngale daal di concentré wu ci jàngale su bëggee liggéey concentré wu ci la mu bëgg a liggéey incha allahu rabbi. waaw nii ñu ngi soxla woon pour année 2021 bi ñu ngi ci soxla woon pour 6 millions pour mën a yeggale liggéey bi ñu sumb xëy na du moo koy matal lépp waaye pour année bi ñu ne li ñu bëgg fi ñu bëgg a yeggale ba nga xamante ne bu ñu demee deuxième année dina am lu ay finition la ñuy def xale yi mën a tàmbale jàng ndànk-ndànk li ci des nag xëy na ci kanam ndax mënuñu wax ni lépp la ñuy defandoo xale yi door a tàmbali waaye am na loo xamante ne su fa jàppandee xale yi mën nañu tàmbali seen jàng mën nañu tàmbali di leen former loolu nag ñu ngi jàpp ni lañ fa jot a def bu ñu amee beneen 6 millions bu ñu fa dolli incha allahu rabbi xale yi dinañ mën a tàmbali seen liggéey ndànk-ndànk ci wàllum jàng alquran ak langue yooyu ñu wax léegi muy français anglais ak arabe ak liggéey bi ñu fi bëgg a def ndax salle bu mag lay doon boo xamante ni dañ fay teg ay machine yoo xamante ne ci la xale yi di ñawee incha allah rabbi loolu daal ñu ngi soxla woon 6 millions pour ci 2021 bi ñu ne léegi nag loolu ni ñu bëgg a def pour am ko jéego yu njëkk a def bi ñu njëkk a def mooy dañu ubbi benn groupe WhatsApp boobu képp ku bëgg a dimbali internat bi rek da nga ci bokk benn mën nga ci bokk directement ci sa numéro chaque mois nga cotiser yaa xam nag la ngay cotiser ndax cotisation yi wuute na kenn ku ci ne am kéemtalaay li nga xamante ni dina ko man par weer loolu lay dugal ci li ñuy dajale loolu nag bu ñu ko dajalee ci internat ba la jëm beneen bi tamit mooy ubbi nañ benn levée de fonds bu ñuy def séq koog waa Koppar ak waa jàpp si boobu jamono bi 3 mois la mooy mois de octobre ak novembre ak décembre su décembre jeexee xëy na liggéey boobu moom dina jeex ñu dem ci yeneen i liggéey léegi nag balaa décembre nag la ñu bëgg a fexe nu ñu dajalee 6 millions yooyu 6 millions yi nag du ñun ñoo koy génne suñu poos suñ ko amee dinañ ko génne waaye tamit képp koo xamante ni gis na ni mën na génne dara ci poosam dugal keneen génne su yàggee dina mat bu kenn xeeb li nga yor rek bu ko kenn xeebul rek dinañ taxawal li ñu bëgg a taxawal. waaw léegi ni ñuy duggee ci Koppar ak jàpp si mooy boo jotee application bi soo ko jotee di nga ci dugg soo duggee ci application bi rek di nga gis Wave Orange Money ak Free Money ak moo xam carte bancaire nga yooyu yëpp mu ngi ci biir même bu dee jotoo application bi sax soo duggee ci jàpp si boo fa duggee rek di nga gis internat alxaaji Maxari Gueye waaw boo fa duggee rek ci jàpp si di nga gis internat alxaaji Maxari Gueye même boo ko tàppee sax registré ko di nga ko gis su boobaa nag boo duggee rek di nga mën a def sa participation mu jëm ci daara ji macha allah léegi li tax nag ñu am yéene ak bëgg-bëgg pour tabaxal internat bi mooy li ñu bëgg ci xale yi xajul fii ndax jamono ji fii rek gàtt fi ñu nekk ni gàtt lu mat 200 et quelques xale ñu ngi fiy jàngee lu ëpp 60 élèves yi seen parents yi bëgg nañu dugal leen ci internat alxaaji Maxari Gueye waaye nag comme sotteegul bañ mën faa dugg seen papa yi ak seen yaay du bàyyi leen fii ñu fiy yendu ba guddi ñu fanaani seen kër léegi yendu boobu nag plus xale yi fiy jàngee moo tax dafa xat yi ñu bëgg a def yëpp mënuñu ko defee tey ji su xale yi waree jàng alxuraan am cours français te cours français bi ñëpp a koy jàngandoo par classe lay doon pour ñiy jàng alxuraan ñee dem jàng français rek day compliqué day xaw a metti day xat léegi nag suñu demee ba am espace boobu nga xamante ne moom lañ bëgg a taxawal dina tax lépp luñ fa bëgg a def rek ci wàllu jàng ak yar xale dina fa mën a sotti ndax fii moom xat na trop ba pare demeewul noonu waaw demeewul noonu ndax ni ngeen gisee fii ay zinc la te yéen a ma gën a xam zinc nawet ak yu demee noonu day xaw a metti pour xale bi di fi fanaan wala féete feeg yu demee noonu. Par rapport à une œuvre qui nous tient à cœur, nous tous qui sommes membres de l'internat El Hadji Maxari Gueye. La rencontre donc de ce soir a principalement donc comme objet
le lancement officiel de la collecte de fonds que nous dédions à la construction de l'internat El Hadj Mahary Gueye. Et tantôt, comme mon prédécesseur donc l'a dit, nous sommes ici dans un cadre qui est assez exigu, où les conditions donc d'éducation, d'enseignement ne sont pas aussi réunies que ça. Il y a quelque part, on peut parler donc de problèmes d'hygiène, de problèmes donc sanitaires, mais aussi et surtout à travers les installations donc du Dara qui ne permettent pas du tout à ce qu'ils puissent avoir un internat donc total des internés, on va dire. C'est ce qui fait que l'approche qui a été mise en place, ça a été donc une approche donc de semi-internat. Et aujourd'hui, ayant acquis un terrain au niveau donc de Taofal, on s'est dit qu'il serait beaucoup plus préjudiciable de construire donc au niveau de ce terrain-là un internat moderne qui pourra en même temps aussi accueillir un nombre d'élèves beaucoup plus conséquent que ce que nous pouvons avoir ici au niveau donc de ce Dara. Et cette collecte-là a fait l'objet donc d'une réflexion en interne qui nous a permis de produire un plan qu'on a appelé donc plan stratégique donc de communication. Et l'un des objectifs principaux de ce plan-là, c'est quoi? C'est de tout faire pour que cette collecte ou bien cette campagne puisse être beaucoup plus vulgarisée, partagée, pour atteindre un maximum possible de personnes de bonne volonté. Et raison pour laquelle on a eu des approches assez différentes. La première approche a été quoi? De travailler avec des structures qui sont spécialisées dans ce domaine-là, notamment Kopar Express et Japsi. Ainsi, au niveau donc de ces deux plateformes, on a ouvert donc des comptes. On a lancé notre collecte de fonds. C'est ce qui permet que toute bonne volonté, toute personne désirant de participer donc à cette belle aventure, à cette initiative qui en réalité ne favorise que nous-mêmes. Parce que tout ce que l'on donnera, ça va être constitué donc comme étant une récompense pour la personne elle-même. Donc toute personne qui veut participer donc à cette collecte-là, faire un don, apporter son soutien pour la construction donc de l'internat, une fois sur la plateforme Japsi ou bien sur la plateforme Kopar Express, vous pouvez faire votre don via Wave, via Orange Money, via Free Money ou bien via tout simplement donc carte bancaire. Et cela va nous permettre non seulement d'atteindre la cible locale, on va dire sénégalaise, c'est-à-dire les gens qui se trouvent ici dans le pays, mais aussi donc la diaspora, qui pourra participer notamment donc à travers leur carte bancaire.